yaama dëkk bi waroon gën a am générosité ci àdduna dëkk bi waroon gën a am vraiment nangu immigration dëkk bi waroon gën a nekk dëkk boo xam ne tey référence la waroon doon ci Afrique ci wàllu immigration malheureusement mooy vivre tey loo xamante ne africain yëpp tey dañu indigné wu amul leen metti ci la République sud-africaine vu seen histoire kenn mënta wax Afrique te tuddoo Nelson Mandela xeex bi mu xeex ba libérer presque tout un continent mu nekkoon koo xam ne héros la mais malheureusement héros boobu tey wax dëgg yàlla bu tëddoon tey fa mu tëdd ci bàmmeel am na lu ko naqari ci peuple am boobu nga xam ne tey mu am nag ay nit yoo xam ne tey ñoo indi benn manifestation xénophobique mais manifestation anti-immigrant boo xamante ne de l'histoire amul benn dëkk bu mës a def noonu ñoom nag c'est un peuple boo xamante ne ils sont mécontents seen xol dafa tàng te dañ koo judduwaale waaw dañ koo judduwaale parce que peuple la boo xamante ne tey ña war a tax tey ñi ca ñañu war a def sax immigration ña nga fa mu am tey 80% ah 80% de leur terre est occupée par des afrikaners xam nga afrikaners benn ñooñu nga xam ne c'est des blancs d'origine d'Afrique du Sud nga xam ne anciens descendants des colonisateurs yi nekkoon foofu tey ñoom kañ ñoo téye seeni tool Afrique du Sud rek ci àdduna bi moo am dëkk boo xam ne tey dañu ne ku noir du fa dugg biir Afrique du Sud am na fa partie boo xam ne dëkk boo xam ne dañ ko réserver exclusivement aux blancs racisme dafa am sud-africain malgré racisme dañ mais racisme ba nekk foofu léegi nag bi ñu def moom anti noir Amérique africaine comme yow sa moroom daal léegi nag tey jii am nañu 250 sénégalais yoo xam ne nee nañu suñu gouvernement nan leen yabal avion ñu ñibbisi ba pare yaa Nigéria Ghana Lesotho Zimbabwe Congo ak Malawi ñii ñëpp nee nañu nañ leen seeni militaire seeni population seen gouvernement nañu ñëw jël si leen nu mu gën a gaawee parce que ñi ngi leen di rey ñi ngi leen di torturer di ngi piller seen ay magasins te pourtant immigré yi ñuy dàq nii da wax ñoom ñoo jël seen alal pourtant ay ambulants lañu ay boutiquiers ay marchands ay petits commerces yooyu mais les vraies économies ba tey jii may wax ak yow tubaab yi nga xam ne tey ay descendants ay Angleterre lañu ay anglais lañu. tey jii ñoom ñoo téye économie Afrique du Sud ba ñoom moom usines yi ñoom moom industrie yi moom suuf ya 80% y a que 10% lañ si suuf Afrique du Sud moom rek lañ leen jox. te dañu am malheur bu toll ne tey kii di Botswana seen présidente bi. démb def na déclaration nee na. Afrique du Sud peuple la boo xam ne ils sont indignes moom personnellement. bépp relation boo xamante ne Botswana da ko seqoon ak ñoom dagg na ko. demandé na tamit ressortissants yëpp nañ ñëw waaye ci saa si aussi. la teg ay avion ne sud africain ya fa nekkoon jël leen ngeen yéeg nga am këyit ak nga bañ am këyit delloo na leen. ba pare Botswana Sud Afrique une partie ci village ci ay villes yu bëri yoo xam ne sud africain lañu seen électricité Botswana la doon jógee tey Botswana coupé nañu courant ba. ah guerre des saf mondial. guerre des saf mondial. ba pare Cheikh Niang anamu suñu jëwri ji yor wàllum affaires étrangères. mais ñun ñu ngi koy. yëg na lii wala. xaw ma yëg na ko mais le cas est grave. c'est le monde entier. c'est le monde entier tey ñoom ñooy mooy basculé wu te lii du événement bu ndaw ñu ngi leen di rey tey kii nga xam ne tey ñu ci gën a jël ay mesures yu idoines mooy Botswana ak Tanzanie tamit ñoom dajale nañu képp koo xam ne sud africain nga nee nañ la génnal te nag mu nekk benn xeet boo xamante ne ki nga xamante ne moom moo indi coow li mi ngi tudd Yacinta Ngobesa Zuma ak beneen waay bu ñuy wax Ntabandita Ndaba. lu leen tur bi dafa doy waar. ñii lu leen naqari ba war a tax ñu war a faat seen moroomu doomu aadama mooy benn xeet les Zoulous ci boppam. et c'est pas la première fois. te Zoulou yooyu dafa nekk benn ethnie boo xamante ne tey ñoom niñ ko qualifié dañu xaw a mooy ethnie bi gën a violent gën a inculte gën a ñàkk xam-xam nekk nag ñoo xam ne dañuy téye juste conservateur seen valeur bëgguñu sax jàng ñoom seen conservateur noonu la ñuy solo léegi kii nga xam ne mooy Ndaba seen dirigeant yi la bokk
moo organisé benn manifestation dans plusieurs villes sud-africaines bu ñu la rombee dañ lay laaj sa carte d'identité rek boo ko génneewul bu dee bu sud-africain ñu commencé la tabassé bu dee sa boutique la bu ñu fëggee nga daj ñu dajji piller li fa nekk yëpp dem seen yoon. ku jàngul de mënoo xam li ñu naan donc et puis ñoom bu ñu la gisee xàmmee la donc congolais yi ak ñi nga xam ne tanzaniens yi dañ commencé nañ leen fa dóor ba président bu nekk tey yaa ngi woo président Nigéria démb dafa indigné affaire bi tamit nee na dana rapatrier sud africain yi waaye mi ngi demandé population Nigéria voilà waajaa ngi nii. waajaa ngi nii ñii la ñu ngi nii waajee ngi ne ndaba ndaba moom la mooy inatitati ndaba ndaba turam mi noonu lañ koy waxee. mais en tout cas daal lii dafa ñaaw ci Afrique moment boo xam ne unité africaine la suñu dirigeants yi di woote ñuy woote di woo xool fan la ñuy jaar pour unir l'Afrique mu am un pays africain ci biir Afrique di def xénophobie di ne Afrique nañu génnee léegi bu ñu defee lii européens yi anglais yi nan la ñuy def te ñoom c'est un peuple d'émigrés ba pare ñoom Afrique du Sud li leen metti c'est d'un peuple fainéant la fa nekk muy dox étranger yi ñoom ñoo ko fay doxal te dañoo dem ba mu ci biir ñu am benn jalousie boo xam ne dañ ko am vis-à-vis des étrangers yi nekk foofu iñaan baa dugg kañaan daal di dugg ak coxor ñi nga xam ne nag mooy ethnie Zulu bii ñoom ñoo diriger manifestation ne ñoom étranger yi la ñu waroon am ci alal étranger leen xëñ bu ñu amatul emploi étranger yi la ak yëpp te pourtant ña tëye économie dëkk ba moom économie ba diriger seen dëkk di leen dóor pendant des années ba africains yëpp jóg ne dañuy lutter contre l'apartheid mu nekk benn ethnie minoritaire nga xam ne on les appelle des afrikaners nga xamante ne ay tubaab lañu juddoo foofu mais tey yi ñoom bàyyi nañ leen ak état bi bàyyi nañ leen nguur gi mais tey alal ji ak économie bi ñoom ñoo ko yor donc su fekkee ne dafa am ñoo war a jël kañ afrikaners yooyu yow ñoom nga war a attaquer mais marchand ambulant ñii tablier ñii yor ay magasin ay bitigu mbagg ñii yor ay petits marchands nga jàpp leen di leen tabasser naan sortez de chez nous quittez de chez nous fii c'est notre terre nous sommes là on va vous chasser on va vous tuer góor ak jigéen summeeku def manifestation bi boo yore sa oto ñu taal ko boo yore sa magasin ñu nangu ko dajji ko vraiment li am Afrique du Sud et puis seen force de l'ordre yi dañuy taxaw seetaan leen ñuy def lu leen neex président bi Cyril Ramaphosa def na benn déclaration démb di ko indigné wu mais indignation boo xam ne jëloo ci ay mesures idoines armée bu taxawoon faire face ak ces gens-là tiire ci jaxase xëtër leen wala ñu jàpp seen dirigeants yooyu mais problème bi du Afrique mais état bi dafa mel ne daf ci am complicité tuuti donc lii Afrique du Sud mérité wu ko. waaw loolu kay bu ci amee complicité li gën mooy mu def ko de manière diplomatique ne réew yëpp ñëw leen ngeen jël seen i doom. soxlaatuñu leen mais bu ko defee état bi ñoom du ñu amal. ku ci nekk mettre en place say politique say doom ñibbisi. Afrique du Sud ñoom dañu am ay intérêt ci yeneen dëkk yi relation internationale le monde est devenu planétaire da ngay échanger ñii di indi foofu dafa am ay indiens dafa am ay asiatiques dafa am ay sénégalais te ñoom dañu suivre indiens yeeg asiatiques yi ak tubaab yi génnewuñu leen de mais par contre Irlande. dafa génne ñaata Irlandais yi Irlande dañu génne ñaata 47 sud-africains lañ jël dugal leen ci bato ñoom ñu dem directement waaw 47 sud-africains la ñu génnee ñoom nga am këyit ak nga bañ a am këyit donc mooy wane ne ñii exemple bi ñu commencé joxe ni vraiment ñaaw na trop te président africain yëpp nag taxaw tey jii l'Union africaine dafa war a tirer sur la sonnette d'alarme chef d'État yi daje le cas de l'Afrique du Sud ñu taxaw wax ci mu jeex tàkk parce que lii moom duñ ko bàyyi mu jàll sud africains yi moomu ñu Afrique te ñoom ethnie lañu boo xamante ne fa ñu jaar ba agsi ba fii ñëpp a leen xeexal ñun Sénégal kenn demul ñu des Youssou Ndour créé na fi woy fi Mandela tuddee ko sax doom kon ñun kenn jiituwuñu ci guerre bi Mandela am ay rue sax tuddee nañ ko Nelson Mandela fii Sénégal tey ji est-ce que peuple boobu war nañu def lu ñaaw lu mel nii ba tey y a 250 Sénégalais Irlande nag moom expiré na 42 sud-africains situation irrégulière démb ci saa si nee nañ li génn leen Sénégalais yi ñaata Angleterre tamit mi ngi waaj a réagir France Italie ñoom ñëpp ñu ngi ci waaj a réagir Sénégalais yi ils sont 250 pour le moment yoo xam ne dajale nañu pour mën a ñibbisi consulat bi nekk foofu nee nañ dañu bëgg ñibbisi na leen Sénégal yónnee avion ñu ñibbisi parce que seen bakkan mi ngi ci xottu gerte dañ leen dajale sax yóbbu leen ci ay
kii yi ni daj humanitaires yi. camp yi voilà. ci ay camp humanitaire camp réfugié dajale leen parce que dañ leen doon rey léegi ñoom ñëpp daaw nañu jugal leen ci ay camp de réfugié pour ñu toog fa la fa nekk c'est désastreux dafa ñaaw donc président Diomaye alerte baa ngi noonu yëg nga ko wooteel ministre des affaires étrangères ñu xool seen Sénégalais yi fa nekk ñu jël leen te ñu recensé tamit sud africain yi fi nekk au Sénégal ñu dajale leen seen bagage ñu ñibbi comme ñoom bëgguñu ñu nit bëgguñu leen loolu mooy dëgg. très bien am na solo li ñu ci relais woon ci waxtu jeex na ma bàyyi la nga tàggatoo waale. waaye yàlla na yàlla